dañu fay def am ndox di fay liggéey ak ñoom seen ba benn xale du ca mën a ñàkk bakkanam tey jii demoon nañ seeti chantier baak xool kaa nga ci wàllu guni mel ci teewaayu Mamadou Diop correspondance. tiis naqar ak xol bu jeex moom la sous-préfet yëkkatee kàddoom di wax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite entreprise bi defar autoroute à péage bi loolu kat moo ngi am gannaaw ba ñetti taalibe yu jóge woon Gambie faatu ak benn xale bu jigéen boo xam ne tàngis la jóge woon ñoom ñëpp ñu tàbbi ci kamb yi nga xam ne dafa fees dell ak ndox te ñi nga xam ne ñoo nekk ci entreprise bi kat ñoom ñoo ko gasoon fii ci Ngeko sous-préfet bi yëkkati ay kàddoom di sàkku ñu indi kaaraange ci bassin yooyu bala yeneeni xale di ci tàbbi. te gouvernement moom dafa war a am obligation saytu askan wi population bi sàmm leen fexe ba seen dund mucc ayib war leen a aar ci fànn bu nekk kon su lii amee ñu teew suñu waru gar lañ def. benn délégation bu jóge ci ministère bu bonne gouvernance ak protection de l'enfance ñëwoon nag jaale si njaboot ji nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seeni doom moom kat indi na ndimbal jébbal leen ko. loolu aussi ñoom ñu def ko CDPO dina réunir élément de sécurité yi dinañ réunir chef de service dinañ réunir te duñu bàyyi benn acteur ñoom ñëpp dinañ leen déglu ñu xool yan matuwaay la ñu war a jël ci wàllu bu nekk du ci lii kese mais ci wàllu bu nekk ba nga xam ni lu ci entreprise war a def lu ci Ageroute maa la beneen service état war a def préfet ci boppam gouvernement bi ci boppam lu ñu ci war a def pour lu mel nii ak lu mel nii bañ a mën amaat rek. sëriñ bi nga xam ne moom moo leen jàngal gannaaw ba mu remercier bu baax a baax délégation bi jóge woon ci ministère bi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite département bu Mbour di sàkku ci nguur gi mu taxawu ko ngir mu mën a moderniser bu baax a baax daara ji nga xam ne foofu la taalibe di jàngee. dégg naa fi benn baat mooy daara moderne ñun yàgg nañ def moderne suñu daara ndax daara ji dañ koo xaaj ci ñetti parti dañuy jàng alquran di ko mokkal ba pare di am métier xeetu métier ñu ci xale yi. am na ñoo xam ne itam ñu ngi ci école français bi di jàng ñoo leen di inscrire di leen dugal français di leen yore seen lépp nag. ñetti taalibe yi nga xam ne Gambie la ñu jóge woon fii ci Ngekoox la ñu leen mujj denc ki nga xam ne kat moo nekk jigéen ji ñàkkoon bakkanam moom jébbal nañ ko ay mbokkam ba ñu denc ko fi nga xam ne moo nekk ci tàngis dëkk bi. jaajëf Mamadou Diop wax ci leneen lu soxal politique ak mbirum parrainage Ousmane Tanor Dieng bi nga xam te ni bi moom moo ŋànk mbirum parrainage ca département bu Mbour ak la ko wër foofee moom nee na bilan bi rafet na lool li nu amagun ci ay parrain baax na waaye itam du tee ñu gën a yokk seen loxo ngir mën a yegg ca fa nu bëgg a yegg Ousmane Tanor Dieng dénk na kàddu sunu correspondant. yaa ngi ci sa wàll di ci liggéey ba nga xam ne ci pourcentage yi nga xam ne moom la ñu joxoon dañu noonu war nañu am téeméeri junni ak juróom-ñeenti junni moom lañ si objectif léegi am nañ téeméeri junni ak juróomi junni muy daanaka téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi ak juróom-ñaar jot nañ ko. xam nga loolu ci fi ñu toll loolu résultat bu doy waar la Mbuur sax mu ñoom li ñu leen santoon mooy 23000 ñaar fukki junni ak ñetti junni ak je crois juróomi téeméer ñoom egg nañ fanweeri junni ak juróom-ñaari junni ba am loolu ci parrainage bi ñu def lu ëpp loolu pour suñu wote parce que li am solo parrainage bi baax na mais li gën a am solo mooy ñu wote ñooñu ñu def parrainage bi wote loolu laa leen di fàttali toujours incha allah ni ma ko waxee ñu def ni ma programmé ci région de Thiès mooy commencer département par département bu Mbour tey suba bu Thiès gannaaw suba bu Tivaouane su ma paree yooyu nag ma defaat semaine bi ñëw benn réunion boo xam ne région bi ñooy daje. Ousmane Tanor Dieng ca Mbour Aminata Touré moom ca Ziguinchor parrainage moo ko fa yóbbu woon xool liggéey beeg tolluwaay bi moom it dénk na kàddu Cheikh Ndiaye Sadji. fekkee réunion wu Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne délégué régional bu Ziguinchor ministre d'État Robert Sagna moo ko woote te ni ngeen ko fekkee ñëpp wuy si nañu muy ministre yi muy directeurs généraux yi muy député yi muy hauts conseillers yi muy responsables yi ak militants yi ñoom ñëpp macha allah teew nañu ñoom ñëpp ànd doon benn pour fexe ba li nga xam ne moom le président de la république soxla ci parrainage ci région wu Ziguinchor ñu jox ko ndax mbir mi dafa jëm ba 10 décembre ci la ñuy terminer waaye am naa yaakaar ni ñoom dañu ñu dépasser largement li nga xam ne moom la ñu soxla ci parrainage ndax weesu nañu ni ma ko waxee sànq bu fekkoon ne li ñuy laaj benn candidat rek fii ci Casamance ci Ziguinchor région de Ziguinchor war nañ ko joxe déjà ñoom yegg nañu foofu waaye surtout jàpp nañu ne 24 février
région Ziguinchor dina bokk ci région yi gën a fal président de la République et lii daal wane na ko am nañ ci yaakaar ñu ngi leen di gën a ñaax pour mbir mi continuer dañuy vraiment sant gërëm sunu mag Robert Sagna mi nga xam ne kilifa national international la mu nangu ba tey uuf njaboot gi tëddee jaaxanaay ba liggéey wi ñu mën ko am kon ñu ngi ko ci sant bu baax di ko féliciter di ko ñaanal yàlla bàyyi ko ci kanamu njabootam lu yàgg te mu wér. jamono boobee ñuy waxee waxum parrainage fekk na ndaw ñi moom ñi ngi jàmbat fu nu xëyee moo leen të ñu bari jël gaal gi bët naan barsaq fa fi yegg barsaq ñu bari ci ñoom tam nekk fii ci Sénégal di kocc ko ca la waaye am lu nu yaxantu moo leen të moo tax am na benn kuréel bu juddu ca Kaolack ndangaan moom dajale ay ndaw waxtaan ak ñoom waaye tam waxtaan ak ay élus locaux ñu nekk ci communes yi wala conseil départemental yi loolu lépp daal la ñuy waxtaanee ngir bëgg caa xooli pexe nus mën a créer am xëy maam fexe daal ba ndaw ñi am fu mën a jàpp ba noppee seen waxtaan kenn ci ñoom kàddoom jib na muy Cheikh Oumar Faye la mu dénk Ndeye Fatim Lo. la ñuy séentu nag ci ndaje mi mooy que ne bu ñuy wax question wu migration dañoo jàpp ne ñun collectivité locale yi mooy maire yi ak département yi ñu foofu ñooñu dañoo war a jël en charge question boobu. ci wàllu woowu la ñu ñëwee indi waxtaan yi pour di leen jàppale bi pour que. comme ñoom bu ñuy tëgg seeni politique ci niveau local bi ñu fexe ba ñu jëlaale ci dimension migration mais également ñu taxawal ay stratégie ay pexe yoo xamante ni au niveau local dinañ leen mën a jàppale ba nga xamante ne ni dinañ doxal loolu ba ñu mën a xeex bu baax la nga xamante ne bii moom mooy migration la ñu am la ñu xamul mooy la nga xam ne moo nekk ci suñuy collectivité territoriale bu fekkee ne valoriser nañ ko organiser nit ñi nga xamante ne ñoo cay war a liggéey organiser financement yi jàngal dox nit ñi xam-xam yaakaar nañ ne nit ñi la ñuy jéggaani ci bu ñu toogee fii war nañ ko fee mën a am ku jàng ba sam njàng yegg sax war ngaa mën a jaar ji ca mairie ba pour que ne serait-ce que ñu inscrire la ku amoon soxlay ku la orienté ci lii métier bi ngay def nii fan nga bëgg a dem wala fan la ay financement nekk wala yu demee noonu dañuy jàpp ne war nga dem man te loolu dañoo gis ne dafa nekk loo xam ne dafa sooxe ci wàllu mairie looloo tax ñun ñu xalaat la ñuy oowee bureau économique. xibaar yi wëy ci beneen wàllu soxal mbirum diine ñu ngi waajal gàmmo famille Ndiéguène ca Thiès foofee waxtaan am na diggante kilifa yi ŋànk organisation gàmmo gi ak kilifa yi nguur kilifa yi ŋànk gàmmo gi nag la ñu xamle mooy gox ba la mu manqué bari na lool ci wàllum assainissement waaye tam mbirum fexe ba xew-xew bu ñu ca yeggee mbirum réseau bi tegu ci yoon loolu lépp daal nekk na ay ñaxtu yuñ jëbal kilifa yi ko yor kàddu ga kenn ci ñoom bokk na ci ni Serigne Ousseynou Ndiéguène la mu dénk sunu correspondant ba ca Thiès Dawda Thiandoum. léegi ci jamono bi dafa bëri yoo xam ne da nga ko ciy soxla rawatina période bii ñu nekk muy jamonoy nawet wàllu wér-gu-yaram d'abord ñi nga xam ne ñoo ŋànk wér-gu-yaram gi ci suñu zone bi woo na leen ñu ñëw am na ñu leen teewal ñu waxtaan ak ñoom ñu tënk ne la nga xam ne daan nañ ko ci def ci lu baax suñ ko yokkul daañu ko wàññi. nga dem ci beneen volet muy wàllu sécurité jamono bi fi mu toll ak adduna bi ni mu tëddee léegi lépp loo xam ne regroupement lay def ci ay nit yuy daje su amul sécurité lu nekk mën na ci xew. falan wàllu santé bu ñuy seet ñi nga xam ne ñoo doon saytu liggéey bi nee nañ ñoom à 90% kontaan nañ léegi kon lan la ñuy wutaat léegi 10% amélioré ak yokk rek waaye ñun daal ñu ngi sant yàlla bu baax. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax wax nañu itam ci suñu jeexilu wax ne ñun njabootu Ndiéguène incha allah ndax loolu pas-pas la ndono famille Ndiéguène la seen maam moo ko daan def jóge bi suñuy bàyyi di ko def kon quelle que soit difficulté bi am du tax ñun ñu taxaw te xam nañ ne lépp yàlla dina ko saafara ci barke mag ñi nga xam ne ñoom la ñuy topp seeni tànk ñu ngi sant yàlla bu baax di gërëm ñëpp ku ñu defal xam nañu ku ñu defalul xam nañu itam ñi am yéene def te yàlla dogalu ko waaye ñun daal ñu ngi sant bu. ma nga noone famille Ndiéguène di sant ñi ñoom sant ñu waaye ñu ngay gësam
mooy waa alliance ànd gësëm kuréel bu ëmb ay syndicat ànd ci ak Sidé Ndiaye ak Mballo Dia Thiam ñoom dañoo delluwaat delloo bu mu ca boy ga ña nga ca fukkeel bi plan d'action ak ñaar lépp di sumbu xeex bu sumbu xeex ak nguur gi dañu delluwaat xëy tey ji xëppatiwaat ñetti fanu geraw ni nag lii ba tey xeex bi day wéyandi li fekk nguur gi sàmmuli kàddoom lu ñuy laaj mooy ay nekkinu gën a mucc ayib dañ ci xuus ànd ci ak Ndeye Fatim Lo reportage. noone nag la ànd gësëm gisee jëfindu nguur gi suñu sukkandikoo ci moom nguur gi dafa ne tekk ci seen kanamu grève alliance bi gis na ni mbirum kumba am ndey ak kumba amul ndey moo ci am. ñoom bu ñu bëggee grève bi jeex rek grève bi jeex ñu ne dañuy seet nu ñuy yokkee amu travailleur fonction publique yi. si na ñëpp xaar boobu lu ñu def dañu seppi benn pàcc ci secteur santé mooy maanaam médecin yi. gouvernement bi jël alloué leen ay jox leen ay avantages bàyyi ñeneen ñi mais loolu luñ ko tuddee du discrimination. tey jii ànd gësëm moo ngi nekk ci fukkeel ak ñaareelu plan d'action am grève bi nag nekkoon ñu assurer service minimum ci hôpitaux yi li ni mel daanaka topp nañ ko ci Sénégal gi yëpp. ñun dañu décider ne dañu def service minimum parce que tamit ay responsable lañ te xam nañ tamit askan bi. dafay soxla structure de santé yi man information yu ma am te maa ngi koy jëlee à travers les régions. mooy actuellement grève bi gaa ñi topp nañ ko parce que gis nga grève bi lu tax gaa ñi topp ko dañu gëm ne grève bi dafa légal dañu gëm ne grève bi dafa légitime. ñu bokk ci alliance bi tey lañ gën a taxaw ñi ne duñu xàddi mbukk tant que nguur gi saafaraalul seeni jafe-jafe. ñii tey dañu farlu dañuy taxaw nee nañu bu nekkee 20 plans d'action sax nañ ci def. ñu sonn pourquoi ñuy sonn xam nga lu tax duñ si sonn parce que dañ leen joxul seen cër nit ki nag bu nekkee di liggéey di sonn si dara mu nekk ay nawlem nga jël nga bañ ko jox cëram day gis boppam bu ñu sañoon grève du am mais tey bu mbir amee mais nañu ne wax kan moo tax mbir mi am gouvernement bi la. kenn la seen grève bi di jeex ànd gësëm jot na ni laaj bi nguur gi rek moo ko war a tontu ndaxte moom rek moo mën a saafaraal seeni jafe-jafe. Ndeye Fatim Lo jaajëf waa ànd gësëm di gësëm waa FEPES ñoom di faqat FEPES mooy kuréel bi ëmb université privée yenn yu Sénégal yi ñoom nañu nguur gi amee leen $1 milliard francs CFA ni bor bi yàgg lool ñoom nag nee ñu bor du am rakk ca bor bi dem na ba am sët daanaka fay ko mënta ñàkk mbaalu ko mooy duñu fat benn étudiant bu yees xëy jileem dañ cee xëy ñoom itam woot ndaje mu yaatu ndaje moomee Mansour Sow ma nga ca woon reportage. bu mujj mu mel ni seen boolu muñukaay dafa rembet cadre unitaire di kuréel gi lëkkale nag établissement privé d'enseignement supérieur nekk fii ci Sénégal dal nañ ci kaw nguuru ku Sénégal. daaw ci bor bi bu mu ñu amel mën nañ ko xayma ci 5 milliards ren bi ñu leen jàngalee baane bi jeex fukki milliards la ak benn boo ko boolee muy 16 milliards. depuis daaw ñu ngi dépensé de l'argent ñu ngi wut ay xaalis fu nekk ci banques yi am na ci ñoo xam ne sax jël nañ seen xaalisu bopp def ko ci école yi pour que école yi mën a continuer maintenant fi ñu toll école yi mënatuñu dem. jeexitalu li lépp nag mooy tey jii lii cours maanaam jàngale gi ñu doon jàngal nag 40 000 étudiants yu ñu orienté woon ci privé bi yépp dañ koy dakkal. tant que fayuñu cours yi njàng mi du dooraat te ñu bees ñi nga xam ne war a ñëw ñu ngi war a ñëw tant que lii aussi réglé wuñu ko ñun xalaatuñu sax jël leen. nguur gi la rek parce que ñoom ñoo ko def waa FEPES ak CPS ak CG yàgg nañ ni avertir gouvernement bi ci loolu ba toog nañ waxtaan ci ak ñoom ay yoon yu bëree bëri mais ba léegi daal dara defuñu ko donc gouvernement bi war nañ jël seeni ay mesures pour faj situation bi mais ba léegi affaire baa ngi tardé loolu mooy suñu naxarloo ci lii bi gouvernement bi nag mooy responsable bi vraiment. 7 milliards yi ñu jotoon a wote ci li ñu defar loi des finances rectificative ci atum 2018 te jëwrin ji yor wàllum njàngale mu kawe mi di Mary Teuw Niane xamle woon ko dafa mel ni ñoom ñi lay jotaguñ ko ba. nañu fay suñu fukki milliards ak benn wax ngeen ne loi des finances rectificative amoon na fi pour 3 milliards yooyu ñun ak yéen ñoo ci yem parce que bañ ko voté ba léegi mois de juin ba léegi xaalis bi duggul.
tolluwaay bile dafa tax rek ba kuréel gi di FEPES dakkal lépp lu jëm ci ay cours yu mu doon jox nag étudiants yooyu lii ci samedi gi ñu génn nag méngook juróom-benn fan ci weeru octobre ci atum 2018 buñ ci génnee nag yeneen établissement yi nga xam ne dañoo tënku ci CPS ak UCG yi nan nañ cee topp ci fukki fan ak juróom yi lii méngook altine gi ñu dégmal. jaajëf Mouhamadou Mansour Sow leen ci xibaar bokk na ca ni opposition bi nga xam te ni bi ñu ngi wàcc delluwaat ca place Washington lañ ci bëgg mooy dog bi muy gàcce lañ ko xamle maam daal li am ci Sénégal ñoom dañ ko jàppee gàcce ca ñaxtu mënta ñàkk daagu donte seen ñaxtu bu njëkk ba police bàyyiwu leen ca liif ak lacrymogène lañ leen rëgate dàq leen nañ daañu ko delluwaat dàbbaleeti ngir kon delluwaat dem ca place Washington incha allah ajjuma ji dañ ñëwaat ci mbir moomu ca nu mu gën a yaatoo keneen ku jibal kàddoom ci waxtaan gu yaat tey mooy maire bu HLM Ababacar Sadekh Seck moom dafa xëyoon tey doon def opération di xàll mbeddee ak yaatal bari na daal lool dana ko fiy jëlee ñi nekk tam ay chantier yu yëpp dañu ko réglé noonu na ko waxee dañ ci ñëwaat ci yooyu kàddu xibaar incha allah ci xibaaru français yi jëmbul gërëm leen ci ànd beek ñun lii moo la laaj ci xibaaru marahim dana amaat xabaar incha allah ni skis bu 20h jotee ci français la doon Mouhamadou Diallo moo koy faram-fàcce jox leen rendez-vous ci kanam tuuti incha allah bu 22h jotee seen émission 10 soir sama gan le ministre de la jeunesse Pape Gorgui Ndong mooy sun gan incha allah kon ba ci kanam bu 22h jotee ñu bàyyi leen ak suñu programme jaa ngeen jëf. Pour l'organisation de vos salons, foires, conférences, Escaf Event met à votre disposition du matériel de dernière génération. Des chapiteaux de plus de 1000 m², des tentes de 9 m², des tables et des chaises standards, des tables et des chaises VIP, des écrans plats de dimensions variables et des panneaux numériques. Escaf Event, c'est aussi vos événements clés en main avec du matériel de sonorisation high-tech et des estrades pour podium. Escaf Event, une expertise avérée pour l'organisation de salons, foires et conférences. Escaf Events, l'assurance d'un événement réussi. maa ngi leen di jaajëfal di leen dalal jàmm ci seen émission santé mag ku wax weeru octobre xel yëpp dem ci octobre rose mu di weer boo xam ne dañuy xeex lii nga xam ne mooy feebaru cancer du sein muy laal at bu jot lu tolloog 54 000 soxna ci àdduna wërgal këpp di faat lu ëpp 11 000 soxna ci àdduna wërgal këpp laata nag ñuy dugg ci suñu sujet ñu xool lan moo gënoon a fës ci wàllum actualité ci weer gu yaram ay fan a ngi nii kii di ministre bi yor wàllu wér-gu-yaram annoncé na ni que Sénégal dina dugal ci programme vaccination vaccin bi nga xam ne mooy xeex canceru buntu jurukaay yi mu doon espoir bu rëy pour soxna yi ak ñi nga xam ne dañuy xeex feebar bi le ñu xool élément bi te ñëwaat. doon ab xibaar bu neex pour soxna yi ak ñi nga xam ne ni dañuy xeex feebar bi di canceru buntu jurukaay yi ñu indi vaccin bi ci programme élargi de vaccination dina tax tey ji ba xale yu jigéen ñi toll ci juróom-ñeent at jëm fukki at ak juróom mën a fagaru ci feebar bi léegi. loolu am solo la parce que ñu ngi ko doon xaar agsi na donc xale yi dinañ leen vacciner xale yi nga xam ne nañu am nañu juróom-ñeenti at ba fukki at ak ñeent wala fukki at ak juróom donc xale yooyu la dañ leen war a vacciner ñaari dose doy na pour vacciner xale yi. ci téeméeri cancer yi gën a laal soxna yi canceru buntu jurukaay yi moo ngi toll ci 22 li koy indi di virus bi ñuy woowee papillomavirus tey ji ñàkk bi nekk na saafara bi gën a wóor. dina am barrage bu koy téye boo xam ne ci deretam lay nekk boo xam ne bu doomi jàngoro bi ñëwee du mun a installé wu du mun a toog bay liggéey lu muy liggéey.
ci atum 2014 jot nañ tàmbali ab phase pilote ci Dakar Ouest ak Mbéxe ci téeméeri xale yu jigéen yu fa dëkk jot nañ ñàkk lu tollook juróom-ñeent fukk ya. population yi aussi accepté nañ ñàkk bi et puis liñ leen sàkkoon ci ñoom yëpp ñu génn xale yi ak yóbbu fi ñu leen waxoon ñu yóbbu leen ñu ñàkk leen ak école yi ñu waroon dem ñu ñàkk leen gisuñu si benn jafe-jafe moo tax ma ne fii ñu ngi doon xalaat ne ñi waxoon ñi waroon a ñàkk téeméer boo jël dinañ ci liñ ciy mébatoon mooy ñàkk ci juróom-ñaar fukk mais bi ñu demee ba évaluation gis nañ ne téeméer boo jël presque juróom-ñeent fukk yi jot nañ leen ñàkk. cancer du col de l'utérus nekk na feebar boo xam ne mën nañ cee fagaru te it mën nañ ko dakkal ci suñu réew ñàkk bi dina tax tey ji ba ñu wàññi bu baax li mu ñi am feebar bi lii. dëkk yi nga xam ne dañoo am couverture vaccinale bi ak dépistage bi amatul cancer suñ ci boolee lool le suñu continuer dépistage yi mun nañu am fii ak ay at dootuñu amati cancer u buntu bu suñu rukaay. ñu dugal ñàkk bi di xeex canceru buntu bututu jurukaay yi ci programme élargi de vaccination bokk na ci objectif yi nga xam ne kuréel gi ngànk wàllum wér-gu-yaram ci àdduna wërgal këpp moo ko tëral di ñaar réew yi ngir ñu ñàkk ci téeméeri xale yu toll ci fukki at ak juróom lu tollook juróom-ñeent fukk ya te it soxna yu toll ci fanweeri at ak juróom ñu mën leen a dépister fii ak atum 2030. Sénégal mu ngi nemmeeku at bu jot lu tollook ñaari junni kaawu cancer du sein mu doon feebar boo xam ne nag dafa tiital bu baax soxna yi naam sax am nañ fi tànge dem saytu seen yaram ci këru docteur waaye ñoo ngi def seen kéem kàttan ngir mën a fagaru ci feebar bi ñu xool élément bi te dellu si. canceru butigu jurukaay yi ak canceru ween bi nekk ñaari feebar yoo xam ne day faat ay soxna yu bëri suñu sukkandikoo ci ab jàngat boo xam ne LISCA def na ko at bu jot fii ci Sénégal dinañ nemmeeku lu tollook junneek juróomi téeméeri cas yu bees mu doon nag ay feebar yoo xam ne tiital nañ loolu soxna yi. xaw ma ko woon nag dama ko daan dégg rek mais léegi ma comprendre ko bu baax dama kaa mës a ragal comme sama moroomu jigéen ñi noonu laa ko doon déggee moo taxoon ñemewu ma ko woon. dama koy dégg nit yi di ko wax. tiital na ma kay tiital na moom bépp jigéen sax la war a tiital parce que ñun la concerné moo tax. cancer ween yi dafa nekk feebar boo xam ne ñun jigéen ñi ñun foog naa moo ñu sonal te xamuñu ko. dama koy dégg nag ñu koy wax ak problème yi ciy faral di am yooyu nag dama koy dégg gars yi di ko évoqué lu bëri. loolu moom boo ko déggee da ngay daal di tiit parce que say moroom jigéen rek lay faral di daal xam nga loolu noonu boo ko déggee yow sax danga naan est-ce que man lii du ma daal genre puisque chiffre bi ñëw na ba bëree nii. xaw ma ko mais dama koy dégg te ba pare dama koy faral di gis ci télé bi. keroog rek Facebook maa ngi gis ñu wane benn kii kooku cancer la amee mais soo gisee ween bi nu mu mel mais dama tiit ba génn face bi. test bi defoon naa ko maa ngi def ay jumtukaay comme nuñ koy waxee rek comme ñuy wax boo demee ba gis mbaax yooyu da ngay yëkkati sa loxo ngay palper sa ween yeeg yooyu pour nga xool ba xam daal boo daj si donju nga teel a dem hôpital daal. parce que j'ai jamais eu l'occasion de le faire moo tax musuma dépisté wu mais année bi continue yaakaar naa wax naa ko mën a def. mus naa dépisté wu l'année dernière. ma toogee ci kii bi télévision bi di seetaan ay journal yooyu noonu damay dégg ñu naan dangay làmb sa weenu gauche bi xool ba xam amul bul loolu noonu laay faral di dégg moo tax dama koy faral di def xaw ma nag exactement nan lañ koy kii waaye léeg-léeg damay làmbatu jéem a di xool noonu. ñuy dem ay consultation gën a saytu suñu yaram xool ba xam amul jàngoro bi comme fekkee am nga jàngoro bi nga mën a jël ay prévention avant affaire bi di gën a aggravé wu. cancer li ko mun a joxe dafa bëri waaw benn xale jigéen li ñuy faral di def dañuy jël xaalis di ko dugal ci seen ween yi maa la ñu jël seen portable yi di ko dugal ci seen ween yi loolu tamit day indi cancer te man loolu yëpp duma ko def. dépistage ak mammographie cher nañ loolu fii ci Sénégal soxna yi ñoome ñuy woo nguur gi ngir mu mun ko subventionné rax si dooli ñu gën a dooleel di ñaax askan wi mu doon loo xam ne dina tax tey ji ba ay nit ñu bëri dund. dañ ko war a wàññi parce que boo xoolee tam manque de moyen moo tax ñu bëri duñu mën a dem ci hôpitaux yi di faju da ngay gis ku feebar toog sa kër jël benn garab rek naan te xamoo li la dal donc bu ñu mënoon wàññi
wàññi kii yi frais yi di ko wàññi di gën a oyofal jigéen ñi ñu mën a gis lu leen dal lu nekk ci seen yaram rek lu ñu xamul loo xam ne sentir nañ ko rek ñu daw gaaw dem ci hôpitaux yi ñu xool leen. su ma sañoon nag télé yeeg ñëpp média yi wax nañ ci gën a mën a wax pour suñu mbokk yeneen jigéen yi surtout comme ni ko ñu nekk ci village yi tamit. cancer wu butiku jurukaay yi ak cancer wu ween yi day rey ay junni soxna at bu nekk ci àdduna wërgal këpp. dépistage bu ñu teel a def dina tax tey ji ñu teel a xam ndax feebar bi am nañ ko waaye dafa cher loolu li ni mel tax na nag ba soxna yi duñu am sañ-sañu dem hôpital. jot nañ dem seeti ñaari soxna yoo xam ne ni ko tubaab di waxee ñoom ñaar ñoo bokk destin ndaxte ñoom ñaar ñëpp a xeex feebar bi di cancer du sein ñu fekk leen ñu def chimiothérapie mu doon lu metti loolu ci ñoom ndaxte amuñu moyen yu wax ngir mën a suivre seen traitement ñu xooli leen te ñëwaat. cancer de sein moom laa amee waaye man xam woon nan la dama ko fa commencé woon rek def donj bi mu commencé def donj bu ma tëddee guddi muy jam di metti ma daal di ci laa jóge nag ñëw ndax damaa dégg ñu ne bu sa ween commencé am donj rek dangay dem seeti docteur ci laa jóg ñëw fii def samay traitement def samay mammographie def sama analyse yëpp def scanner ñu xool ko ñu ne ma est-ce que xam nga lu la dal man leen dama déedéet xaw ma ko ñun ma est-ce que buñ la ko waxee da ngay tiit wala dara man leen déedéet dama tiit ndax damay xam ne rek yàlla moo ma ko teg waaw léegi nag ñu ne ma dangaa amee cancer de sein feebar bi moom man daaw rek laa ko sentir waaw 2017 bi daal laa ko sentir. bu ma feeñcoo daal ñaari at la bi ma ko commencé miit léegi mu mat 1 an dama toog ba yàgg rek ween bi am doñ ji bi mu amee bu doon ji sama doom bi xam nga mag dañuy ragal hôpital mun ma ñëwal ma yóbbu la hôpital ma ne ko garaawul lii daal yaakaar naa su ma ci diwee karité waaye may diw muy gën a yokku ba mu am ñaari at ba ma demee ñaari at lañ ma wax ne ma feebar bi moom la am réccu naa réccu ma ndaxte su ma teeloon na ñëw mën naa am du ma egg biir xam nga réccu naa réccu ma daal maa ngi sant yàlla xañ na foofu la ko yàlla nattoo. suñu waxee octobre rose xel yëpp day dem ci LISCA mu di association bi nga xam ne day xeex feebar bi di cancer ay at ngi nii muy jàppale soxna yi nga xam ne dañ koo am ak it di gën a ñaax soxna yi ba ñu fagaru ci feebar bi dem nañ waxtaan ak docteur Fatma Guenoune di présidente LISCA mu ñëwaat ci lan mooy cancer du sein ak yan facteur moo ko mën a jox soxna yi ak it tamit fan la xeex bi toll. cancer ween doon na li nga xamante ne ni moo gën a sonal jigéen ñi ci àdduna bi yépp benn jigéen boo jël dina ko am ci juróom-ñeent ci guuru kër dundam dina si am sax ñoo xamante ne dinañu ñàkk seen bakkan fii ci Sénégal nag gis nañ ne lu ni mel dina fi bari lool. ñun ci ñaari junni ak juróomi téeméeri nouveau cas chaque année muy 1500 nouveau cas chaque année te ba léegi li tax duñu noppee wax ak askan bi ba léegi ñu ngi gis ne ci 1500 nouveaux cas yooyu 80% dañuy ñëw ci stade yi nga xam ne dafa avancé. bëri na gàllankoor yi nga xamante ne ñoom ñooy joxe cancer ween boobu waaye nag li ci ëpp fi mu toll nii moom kenn mënta wax rek lan moo ko waral ak lan moo ko indi sax ci nit ki. du benn facteur rek moo koy joxe surtout cancer ween bari na. la koy joxe te cancer ween benn donj la buy nekk ci sa ween di màgg te du donj yëpp tamit moo nekk cancer donc ku jigéen bu am donj ci weenam war na mun a dem ci béréb yi ñu seet leen bindal leen ay analyse yi nga xam ne ñoom ñoo mun a joxe diagnostic bi ne loolu le donj boobu cancer la liy joxe cancer nag bari na maa ngi tàmbali ci jigéen ñi nga xam ne dañuy teel a gis seen règle mooy avant 12 ans te yéex a bàyyi fóot après juróom fukki at ak juróom donc loolu le facteur favorisant la mooy ne dafay yombal cancer mais pas dafay joxe cancer ñàkk nampal bi jigéen ñi nga xam ne duñu nampal seen doom
loolu les facteurs favorisants wu cancer la donc moo tax ñuy wax ne jigéen ñi dañuy war a nàmpal lu ëpp juróom-benni weer te diine bi mi ngi wax ne jigéen war na nàmpal ñaar fukki weer pour loolu le dafa am ay solo torop loolu le baax na ci jigéen dafay tax ne daf koy aar mu wàññi prévalence su cancer bi lekkin bi dafa am solo parce que li ñuy wax une mauvaise alimentation dafay favoriser 30% des cancers donc ñuy préconiser jigéen nit ñi war a lekk 5 fruits et légumes mooy juróomi fruits ak juróomi légumes donc 5 fruits et légumes par jour ñu wàññi lekkin bu bon bi tamit mooy yàpp bu bari bi yàpp bu xonq bi yàpp lekk yi nga xam ne dafa am graisse loolu dafay favoriser cancer sàngara si dafay favoriser cancer ñu mel ni man am yaram facteur favorisant cancer la moo tax ñun war nañu mën a di tàggat sañu yaram ne serait-ce que 30 minutes par jour yi nga xam ne nag hérédité nga bokk ci giir bi nga xam ne dafa bari cancer wu ween yow loolu le daf lay gën a mun a dal par exemple nga am sa comme ni ko docteur Fatma Guenoune waxee mën nañ xeex feebar bi ba génn si moom Diarra Kébé nekkoon na koo xam ne dafa am lii di cancer du sein xeex na ko tey nag wér na ba nekk ci bopp association cancer du sein moom nag association bu tax mu tëral ko ndax jot na dund feebar bi te it dafa bëgg a jàppale soxna yi wan leen ni que mën nañ xeex feebar bi mu bëgg leen a jox espoir ñu xool élément bi te ñëwaat. mu doon exemple bu ñu mën a sukkandiku luy firnde ni li nga xam ne moo di canceru wenn mën na wér Maam Diarra Gaye Kébé ay at muy dund feebar bile waaye dafa xeex ak moom mu wér nag jamono ji waaye nekkul woon lu yomb. yàlla dafa dogal ma jonkonteeg feebar bi ñuy wax cancer mais ni ma ko dundee alhamdulilah xanaa gëm yàlla rek ànd ak yàlla suñu borom bi nga xam ne moom moo ma ko teg ndax cancer dafa nekk feebar boo xam ne. pour man mbiru yàlla la ndax su raw dolli na cancer ween bi nga xam ne ba léegi science mënu la wax lan moo koy joxe kon nag bi ñu diagnostiqué ñu gis ne que cancer laa am ma ànd seeg dal bu baax nag te xam ne stade bi ma toll woon ku si faju da ngay wér ma daal di ànd ak sama fit rek dem rek ba yàlla def ma génn si jàmm ak salaam alhamdulilah. waaw teel nañ ko gis nag macha allah. faj bu cher la de wax dëgg yàlla faj bu cher la si ku ko amul ak ku ko mënul lu cher la ndax feebar boo xam ne li may faral di wax cancer du feebar boo xam ne da ngay xëy suba rek ñu ne la da nga am cancer dafa nekk feebar boo xam ne balaa ñu lay wax ne cancer la. il faut ñu gëstu ko gëstu boobu rek déjà rek loolu rek di nga si lu mu néew di nga si dépensé fanweer ba ñeent fukki junni nga sogaa mën a nag waxi leneen kon xam nga ne loolu feebar boo xam ne la li may faral di wax rek feebaru borom barke buy dal néew doole la. maa ngi sant yàlla amoon naa lu ma fajoo donc ma dem hôpital. ci noonu feebar bi nekk na loo xamante ni dalay topp ba sa géeru dund ndax doo ko fàtte loolee tax saa su ne dina dem hôpital xoolaat boppam ngir bañ rekk mbir mi dalaat ko. man yaakaaru ma ne sa njëlbeen nga ñoom dañuy dem si sëriñ si njëlbeen bi xëy na bu ñu say dem dafay fekk mu am fenn tolluwaay boo xam ne tollu na fa mais man loolu yëpp dama ko jàppee rek ñàkk a xam ndax feebar boo ko xamul rek xamoo ko. te ñu bari day ñëw ni muy ñëwee la parce que day ñëw doo ko yëg mu nekk benn bul bu nekk sa biir ween doo ko yëg doo ko xam ku ko xamul nag doo si mën a bàyyi xel muy dem di dem ba ween bi commencé di metti da ngay gis ñoo xam ne dañuy jëlaat rek yëf yu mag ñu jëkk ña rek di wax sa doom moo galla si sa ween nag ñoom seen nag nangam sàngam ba loolu moo leen di yóbbu nag si sëriñ si duñu xalaat si saa si hôpital
parce que dañuy defe ne wala ñu dem si maamën bi mu seetal leen ne leen kii du feebaru hôpital wala fa koy faj ñu dem si noonu ba mu kii. muy ñaawlu nag jigéen ñu bari ñi nga xam ni ñu ngi bañ a dem hôpital def li nga xam ni moo di dépistage bi ndax ñu si bari bu leen dara dalee ci garabu olof yi la ñuy sukkandiku. am na ñoo xam ne lii lañ leen di dañuy dindi seen ween am ñoo xam ne duñu leen dindi seen ween parce que feebar bi processus bi noonu la ñii dañuy dindi seen ween ñii duñ ko dindi ñii dinañu am li ñuy wax le gros bras mooy bu ñu leen opéré ba pare ba yëfi jeex seen loxo dafay néewi bon dafay diis rek mais du caage nekk dafay néewi di métteeg yooyu dafay bàyyi toujours ay séquelles wala beneen bi mu bàyyi la ay séquelles psychologiques loo xam ne ndax tant que boo génnee ci feebar bi ba ñu defal la sa analyse yëpp ba ne la ça va foog nga toog juróomi at yoo xam ne balaa ngay ne ça va très bien ndax moom la docteur yi di wax donc yow itam xam nga loolu déjà psychologiquement ci xel dafay xaw a diis. Maam Diarra bëral ay kàddoom ni état bi dafa war a dugal loxo bu baax a baax ci li nga xam ni moo di plateau médical bi ndax kat loolee dina dimbali way feebar yi ñu jotandi ci traitement bi li dund da nga koy xam même bu ma dundul seen stade ñoom am na loo xam ne xam naa ci lu bari ndax macha allah depuis juróomi at ci ren bi ñu créé association bi te lu nekk gis nañ ko lu nekk dund nañ ko ak malaat yi ñi ñu accompagner ba yàlla moom leen ñi ñu accompagner ba ñu génn ci ak leneen kon nag man bu ma demee hôpital bu ma gisee ku tëdd ci kaw lal daf may metti walla koo xam ne da nga yéex a ñëw daf may metti mais nag daf may metti parce que wax dëgg yàlla xëy na état baa ngi def dara mais dafa des lu bëri ndax suñu plateau médical daal mooy loolu des na daal médecin yu baax am na fi mais garab yoo xam ne war na mën a faj bi ci wóor ak état boo xam ne nit ñi dinañ ci nekk ak yooyu loolu moo des te loolu matériel boo xam ne daal yooyu daal moo des ndax tey boo demee hôpital boo gisee jigéen ñi tëdd foofu ñu ci bari ay néew doole lañu parce que ñi ko mën dañuy faju ci clinique walla ñu dem bitim réew mais ñi nga xam ne dañuy ñëw hôpital seen doole dafa seen loxo du jot torop seen diggi gannaaw donc ñooñu tamit ñu mët a dimbali lañu defe naa sax loolu sax moo gën a war a mën a tax sax ñu gën ci taxaw parce que yëf yi dafa metti muy am lu ko métti bu gisee jigéen ñi nga xam ne feebar bi li dalee na dal loolee waral nag mu taxawal benn kuréel duppee ko association cancer du sein Sénégal ànd ci nag ak ñu bari ñi nga xam ni amoon nañu bieli feebar. bi ma demee hôpital nag dama daan gis jigéen ñi may waxtaan ak ñoom di gis seeni stade ak seeni métit ak seeni mbébét ak yooyu yëpp ma gisoon nekk tamit jigéen ju bari ñaari cancer yi moo leen sonaloon. canceru ween ak canceru kanamu butitu njurukaay donc ba ma gisee loolu may waxtaan ak jigéen ñi léeg-léeg sax sama médecin daf ma daan woo bu amee cas boo xam ne daal daf ko xaw a jaaxal pour annonce beeg yooyu niñ koy jëlee pour dalal xelu kooku alors ma toog ma xalaat ma ne pourquoi pas créer une association boo xam ne gaa yeneen a ngi fi woon lu mel ni LISCA ngi fi woon déjà mais dama bëggoon mu nekk une association particulière mooy association boo xam ne dafay nekk ñoo xam ne ñi ko jiite ay anciennes malades lañu ñoo xam ne dañu jànkoonteeg feebar bi parce que boo demee ci réew yu mag yi association yi nga xam ne ñoo fa ëpp doole ci xeexum cancer ñoo xam ne dañu jànkoonte woon ak mala feebar bi ñoom ñoo koy jiite docteur yi nag nekk seen gannaaw di leen ci jàppale di leen jox ay conseils ak yooyu. ci biir association boobee mu ci sensibiliser di waxtaan ak jigéen ñi ngir rek ñuy dem di def dépistage bi waaye tamit di seetal seen bopp bu baax a baax seeni ween ndax dara amu ci. pour yee jigéen ñi
yee jigéen ñi pour ñuy teel a dem di xool seen bopp ak di leen jàngal benn technique boo xam ne moom la ñuy wax autopalpation nga xam ne kooku képp ku nekk mën nga ko jàng mën nga ko defal sa bopp sa biir kër sa biir néeg foo mënti toog rek mën nga ko def ñu jàngal leen ko wax leen tamit ndax cancer ween comme xamuñu lan moo koy faj lan moo koy joxe pas lan moo koy faj lan moo koy joxe li ñuy wax prévention nan ngay aaree sa bopp ba mën na am doo ko am mais mën na am nga am ka tamit même malgré loolu mais au moins nga xam ko di lay yee jigéen ñi di leen wax di waxtaan ak ñoom di leen xamal ne feebar boobu xam ne la boo si teelee jóg si kàttanu yàlla mën nga si génn ndax comme ni ma koy waxee feebar la dee la bu yàlla tuddee ne da ngay dee si feebar bi kenn mënu si garab mais ñun yàlla dafa am lu ñu sant ñu sabablu bu wàccee feebar sa kaw yow yaa war a jóg sabablu faju mais faju bi sabab li mooy lan déjà prévention bi nga xam ko nga xam ne boo ko teelee gis rek di nga mën a daw gaaw l'hôpital ñu xoolal la bu li si war ñu defal la ko. weeru octobre comme yeneeni weer yi ci at mi Mame Diarra nag mi ngi wéyal di def liggéeyam bili maanaam xeex li nga xam ni moo di cancer du sein. radiothérapie nekk lu am solo lool ci fajum cancer waaye fii ci Sénégal néew na torop appareil radiothérapie yu ñu am ak radiothérapeute yi fi nekk li ni mel nag di gàllankoor yenn saay ñi nga xam ne dañoo amee feebar bi ban stade la ñuy soxla radiothérapie naka la prise en charge bi di demee dem nañ seeti docteur Dia di radiothérapeute ci hôpital Aristide Le Dantec ñu xool élément bi te ñëwaat. cancer di feebar buy wéyandi di lor fii ci Sénégal ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàll wi di wéyandi boole seeni doole ngir rek dimbali waay tawat yi ku nekk nag am na ci taxawaay bu mu war a am. cancer benn donj la bu nekk ci biir yaram boo xam ne dafay màgg fi mu juddoo mun na fa romb dem feneen ci biir yaram bi xam nga nit moom boo jëlee yaram ci karawu bopp ba ci weewu tànk fépp mun na am cancer mais cancer bi fi mu juddoo mun na fa romb dafa am cancer yoo xam ne dañ leen di gën a gis mooy canceru jigéen góor yi aussi am nañu seen cancer yu leen di dal léegi canceru jigéen nag bu ñuy xool ci butitu njurukaay ak ci ween la ëpp boo xoolee ci àdduna bi sax loolu du Sénégal rek ci àdduna bi yëpp butitu njurukaay ak ween mooy cancer yi ëpp ci jigéen léegi nag fii problème boo xam ne ñu ngi ciy gëstu ñun ak ñëpp ñi ciy liggéey boo demee Dantec principal am na ñu ciy liggéey Grand Yoff am na ñu ciy liggéey maternité Dantec aussi am na ñu ciy liggéey ñëpp nag dafa am loo xam ne ñoo ko bokk mooy radiothérapie bi li nga xam ne fii lañ koy defee ak hôpital Dalal Jàmm. radiothérapie bokk nag ci pàcc yi ñu gën a nemmeeku soxal jàngoro bi bokk na liggéeyu machine bi faat yenn cellules yi ñu duppee cancéreuse ndax dina tax rek ba duñu wéy di yokk ci yaramu ki tawat. xam nga faju dafay am ñaari ba ñetti wàll bu njëkk bi mooy feebar bu buy door donj bu ndaw la donj bu ndaw boobu wala fi mu toll loolu dañuy wax faj boo xam ne sur place nga koy defee muy opération wala radiothérapie bu lawee foofu rombee foofu ba soxla li yeneen da nga ciy boole li ñuy wax chimiothérapie ay perfusion la wala ay comprimés yu ñuy naan bu nekkee nag dafa gën a sori ba jógee fi mu juddoo laal feneen loolu dafa am radiothérapie aussi am na fa place donc radiothérapie boo xoolee ci dundum cancer bi muy ba bi cancer bi loofal nit ki wala ba mu mun na wër def ci am wàll ñun dañuy daje ñun ak ñiy opéré ak ñiy def chimio ñu toog waxtaan gëstu ne malade bi fii mu toll lii moo ci gën ñu jublu ci. mim réew Sénégal nag ñetti appareil radiothérapie dong lañ fi nemmeeku te ñi koy doxal néew lool ñuy xaarandi nag liggéey bu mucc ayib ngir indi ci saafara.
état mooy fixé prix radiothérapie fanweeri junni la pour sénégalais. faj bi boo xoolee lépp li ci war a dem dëkk yu ñu wër yëpp boo xoolee dem na ci 1 million ba 1 million 800 dëkk yu ñu mais Sénégal moom moo ne pour samay nit lii la ñuy fay. faj la boo xam ne bu néewee néew dina jël 1 semaine bu néewee néew da ngay ñëw chaque jour altine ba ajjuma du ñu liggéeyee samedi dimanche ak jour férié waaw boo njëkkee ñëw nag dañ lay defaral scanner pour xool feebar bi fan la toll ak naka lañ koy fajee bu ñu defee scanner bi ba pare ñu liggéey ci xool naka la ñuy faj bañ a gaañ li nga xam ne aussi dafa wër cancer bi loolu dafa am solo du cancer bi rek ngay faj mais lépp li nga xam ne dafa wër cancer bi waroo ko gaañ waroo ci joxe rayon yoo xam ne ëllëg si biir mun nañu indi benn gàllankoor léegi nag loolu ngay def bés bu nekk mun na jël ba ñaari weer ak genn wàll. li soxal wàllu radiothérapie nag jéego la boo xam ne bépp waay tawatu cancer nag dana ca jaar paj bi nag mun na def ba ñaari weer ak lu toftal loolu yëpp mu ngi sukkandiku rek ci na jàngoro bi def waaye tawat bi. malade yi ñu am dañu bëri te ñaari machine doyul Sénégal pour ñu mun a faj wala ñëpp ñu war a am radiothérapie am ko il faut que personnel bi mot ñun ñaar lañu am na ñu nekk en formation léegi ñu pare il faut que machine yi ñu am au moins fukk wala fukk ak ñaari machine ñetti machine la ñu am Sénégal donc li ñu war des na encore donc mun a mais ñëpp ñu ñëw ñi nga xam ne war nañu mun a am radiothérapie dinañu topp yoon xool la gëstu leen xool seen feebar fi mu toll jéem leen jox radiothérapie bi baax ci ñoom. pajuk radiothérapie nag moom dong de moo mën a sax dindi cancer ci yaramu waaye tawat bi waane nag daa jot ñu yokk limu appareil yi ak it ña ci yëngu ndax waaye tawat yépp mën a faju na mu waree. yegsi nañ ci cappaandaw suñu émission laata ñuy tàggatoo ak yéen ñu proposé leen seen minute conseil ak docteur Sanoussi nekk gynécologue mu wax ñu nan la jigéen mën a def ba fagaru ci feebar bi di cancer buntu njurukaay yi. C'est une maladie maligne. Quand on parle de maligne, ça veut dire que c'est une maladie qui peut se propager à d'autres organes. feebar bi ñuy woowee cancer du col de l'utérus dafa nekk feebar bu muus feebar boobu mën na law nag ba daal di jot sa yeneen cër yi mën na dem ba ci say awra cër yi gën a am solo ci sa yaram jafe-jafe bi am nag mooy dafay am ay mandarga yu muy fësalee ci sa yaram boo ko xoolee ci côté awra yi sax lay gën di feeñee kon lu war la ki nga xamante ni dafa feebar ñu daal di koy xool saytu ko ba xam li ko dal. d'éliminer si c'est une infection banale ou si c'est un cancer. cher toppatoo bi dafa cher lool boo ko xoolee ñii ñàkk ñoom la feebar bi di gën a topp te loolu vraiment dafa metti rawatina ci ñi nga xamante ni ñoom amuñu ci ñoom lay gën a grave. beaucoup plus démunis et c'est ce qui fait que ça devient fatal. xale yi dañ leen war a vacciner donc vaccin boobu mooy aar xale yi donc soo demee ba am ñaar fukki at ak juróom te nga commencé sëy jigéen bu nekk war na commencé def benn frottis par an à partir de 25 ans soo ko defee ñetti frottis yi normal nga war ko def après ñetti at yu nekk. 1er octobre ba 30 octobre dinañ amal ay campagne de sensibilisation ci Ndakaaru ak li ko wër ngir mën a jox soxna yi opportunité ñu dem xool saytu seen yaram xool ndax amuñu lii di cancer du sein ñuy ñaan nag soxna yi ñu profité ci yooyu le campagne ngir ñu mën a xool bu baax ndax amuñu feebar bi ndax mën nañ cee wér suñ ko teelee saytu si suñu yaram mbokk yi xarit yi ñuy seetaan maa ngi leen ñu jox dig daje fii ak fukki fan ak juróom ci beneen émission Santé Mag d'ici là restez connectés DTV, vivez la magie de la télé. L'actualité sportive revient
sur la DTV à travers votre émission Débrief. Tous les sports seront de rendez-vous. Le basketball, le football, le handball, l'athlétisme, les arts martiaux, bref, c'est tous les sports sur la DTV à travers votre émission Débrief. fan yii yëpp damay sonn te duma def dara te ñaari weeru yàllaa ngi nii gisuma fóot. yaa ngi lekk. waaw maa ngi lekk tuuti rek. li ma laaj nii dama ci dolli seet la ci laaj soog a xam ndax ëmb la wala du ëmb. li ma gis mooy danga ëmb. ëmb. waaw alhamdulilah rabbil alamin. alhamdulilah léegi nag jigéenu wéru sa ëmbee dañ koy jox benn carnet bii moo lay topp ci sa ëmb topp la ba nga wasinee ba pare topp sa doom ba keroog muy nekk mag naa la bind rendez-vous pour bés booy dellu si waat toujours bi nga dee indaale sa carnet bi dégg nga. kan moo si topp. waaw Aminata. yow sonn nga de. coono gi moom. coono bànneex rek la ndax docteur ba ma demoon xamal na ni ma ne damaa wan lool. alhamdulilah rabbil alamin. li nga xamante ni moom mooy njëriñu carnet bi. moom la ma doon wax. lii war naa cher de. xamal na ni ma ne carnet bi léegi. fépp foo mën a dem ci kër docteur. amatul jën dañ la koy may. lii dinaa ko denc bu baax a baax a baax ba saa su amatee rendez-vous. ñun ñett ñëpp ñu ànd dem. fajar moo gën faju. Ce spot vous a été offert par le ministère de la Santé et de l'Action sociale avec l'appui de l'USAID NEMA. wérgu yaramu njaboot gi jàpp naa ci. « 20h sur DTV, le journal et ses titres. And Gueusseum revient à la charge. L'Alliance déroule son 12e plan d'action. 72 heures de grève décrétées pour réclamer plus d'équité de la part du gouvernement. Celui-ci est appelé à payer la dette de 16 milliards due aux instituts privés, sans quoi il n'y aura plus de cours. Week-end macabre au Sénégal, les crimes se succèdent et ne se ressemblent guère. Comment expliquer cette situation? Chacun y va de ses sensibilités. Et puis, opération de nettoiement à la commune des HLM. Dans un mois, l'autorité municipale ne voudrait plus voir d'épaves entraver l'espace public. Les mécaniciens sont donc avertis. À voir dans cette édition. Bonsoir. Les assassins de Mariama Sagna sont désormais connus. Il s'agit de Ousseynou Diop et Saliou Boy. Ils sont tous des charitiers. Cette révélation est faite par le procureur de la République de Pikine. Il soutient que la dame a été violée avant d'être agressée et tuée. Le procureur soutient également que ce meurtre n'a absolument rien à voir avec la politique. Selon notre correspondant en banlieue, des militants du parti Pastef seraient en train de manifester. Nous ne manquerons pas d'y revenir dans nos prochaines éditions. Je vous en parle. Recrudescence de la criminalité. 3 personnes tuées ce week-end. Ces fléaux suscitent moult réactions et analyses.